bonjour dal leen ak jàmm ci seen site bii di VIP Info TV ak VIPpeople.net ñu indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi ñu xëyee tey di talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2020 fi ñu koy tàmbalee di yéenekaay bi di lii quotidien suñu naataango bi jiite ko di Babacar Dione lu mu fësal ci xëtu yéenekaayam tey muy signature de contrat avec Expresso enfin 2S Mobile ginnaaw opérateur yi bi ñu fi nekkee di xeex ci wàllu contrat jàppale ni opérateur bu bees feeñ na fii ci Sénégal muy lan 2S Mobile mu indil leen puce boo xamante ni dafa ànd ak réseau boo xamante ni dafa fiable ba noppi tarif yoo xamante ni kenn du ko gis ci benn opérateur kan moom opérateur boobu di 2S Mobile kii di El Hadj Ndiaye di président directeur général bu 2S TV moom 2S Mobile jàppaleen ni que démb daal signé na contrat moom ak Expresso jàppaleen ñi ci ay fan yu néew di ngeen gis fiche bu bees boo xamante ni ñu ngi ko dippee 2S Mobile nag yaakaar naa ni sénégalais yi ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax ginnaaw opérateur yenn yi bi nga xamante ni dañuy yokk seen ay forfait 2S Mobile nee na dama ñëw pour askan bi muy signature contrat avec Expresso enfin 2S Mobile ñu ngi ci gis nataalu kii di président directeur u 2S TV di El Hadj Ndiaye ak directeur u Expresso bi ñuy xayma signature boo xamante ni ñu ngi nii di ko def ki ko fésal nag di yéenekaay bi di lii quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaayu Babacar Dione bi di lii quotidien nee na Mali renoncement à un possible retour au pouvoir et IBK légitimement les mutins maanaam jàppale ni que daal lépp lu jëm ci IBK dellu siwaat ci pouvoir bi ñëw nañu ci benn renoncement amatuñu yaakaar ni que benn yoon kii di Ibrahima Boubacar Keïta dina dellu siwaat foofu ca Mali. ba tey suñu sukkandikoo ci lii quotidien ñi ngi xamal possédé par des esprits maanaam dañuy jàpp ay jinne ñoo ko jàpp. kii di colonel Mouhamadou Sall dafa faat doomam bu jigéen mais jàpp nañu daal que du neen du tayeef maanaam ay jinne ñoo ko jàpp ba mu def ñaawteef boobu muy loo xamante ni bi ñu yeewoo tey ñëpp a ngi koy naqarlu ginnaaw Mouhamadou Sall boobu doon colonel boo xamante ni ràññeewoon nañ ko lool ci douane nga xam ne nit ku baax la seede yu ñu dégg ci moom yëpp ay nit ku baax la maanaam weñ sax mënu ko rey jàpp nañ daal ay jinne ñoo ko dugg ba lii am. su ñu demee ci yéenekaay bi di enquête quotidien li ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay mooy crise au sein de la magistrature maanaam lépp lu jëm ci wàllu justice bi jamono ji crise bu ngand moo fa nekk ba tax nañu fësal ci seen yéenekaay bi les dessus d'une guerre maanaam guerre daal am na ci diggante magistrat yi kan moo ko fësal di enquête quotidien su ñu demee ci dialogue politique bi ñu ngi xamal accord et désaccord autour d'un processus maanaam processus su dialogue national bi daal bu mu reprendre gis nañu ay accord ak ay désaccord moo ci am maanaam ba léegi déggoo amagul seen biir ki ko fësal di enquête bi di yéenekaay bi di enquête quotidien ba tey ci enquête quotidien ñu ngi xamal annulation des événements religieux à venir les 2 rakas ouvrent la voie ginnaaw bi ñu ne dañuy annuler màggal Touba bi ak gàmmu bi waroon am gis nañu daal ñaari raka yi ubbi na yoon bi ndaxte kii di xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké nee na bu kenn dem defi ji ñaari raka yi ginnaaw feebaru mbas bi bu mu fi nekkee ndaxte dajaloo lay feebar bi di bañ te suñu demee ci ñaari raka yi dajaloo daf fay am kon daal nañ jàpp ñaari raka yi ñu waroon julli ci daal ubbi na yoon boo xamante ni dinañu annuler ay événements religieux yu bëri yu war a ñëw. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'observateur li ñu gën a fësal ci seen yéenekaay yu tey maanaam mooy Covid 19 maanaam mooy pandémie coronavirus bi économie les signaux faibles de la relance maanaam signal yooyu daal yi ñu jot a gis moom pour relancer économie maanaam faible na néew na trop ki ko fësal nag di yéenekaay bii di l'observateur ba tey l'observateur dellusiwaat na ci drame familiaux boobu am foofu ca Mamel muy Dakar muy l'affreuse histoire du colonel des douanes qui a égorgé sa fille muy kan Mouhamadou Sall dem nañu sax fësal nataalam ci seen yéenekaay bi sa réaction après avoir commis l'irréparable, ses premières confidences aux gendarmes, sujet à des troubles mentaux, Mouhamadou Sall est interné à l'hôpital Fann avec son épouse. jàppaleen bi ñaawteef boobu amee daal bu mu njëkkee jàkkaarloog gendarme yi lépp lu ñu gis ci moom ay troubles mentaux la ñu gis moom ak kii di soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñu interné foofu ci hôpital Fann. ba tey suñu sukkandikoo ci l'observateur ñi ngi xamal kii di Bassirou Sène nekk ambassadeur du Sénégal foofu ca Gambie te mu toogaloon Sénégal at yële passé foofu ca Paris maanaam France Bassirou Sène daal nee na près de 800 millions de francs CFA alloués aux Sénégalais en Gambie jàppaleen daal lu toll ci 800 millions daal jox nañ ko Sénégalais yow doomu Sénégalais yooyu nga xamante ni ñi ngi dund foofu ca Gambie ki ko fësal nag di ambassadeur du Sénégal bi nekk foofu di Bassirou Sène ba tey ci l'observateur ñi ngi xamal lépp ku bëgg a xam audition magistrat bi di Ousmane Kane da ngay dugg ci seen yéenekaay bi ginnaaw bi ñu ko accusé de corruption kii di Ousmane Kane jàkkaarloo nag ligat boobu nag am na audition boo xamante ni def na ko ak moom détail audition bi yëpp mi ngi ci biir yéenekaay bi di l'observateur ba tey l'observateur jox nañu kàddu kii di directrice de la santé l'interview vérité de la directrice de la santé. Pourquoi il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus? Des produits traditionnels sénégalais contenant de l'amnésia sont testés en même temps que le Covid organique. jàppale ni daal kii di directrice de la santé bi jàkkaarloo nag waa l'observateur
xamal ne lu tax transmission communautaire yi exagéré wu ci wàllu coronavirus ba ci produit traditionnel yoo xamante ni dafa am artémisia ak Covid organique bi lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi di l'Observateur. ba tey l'Observateur mi ngi ñuy xamal enquête sur le cas de suicide chez les jeunes maanaam gis nañu jamono ji daal jeunes yu bëri dañuy xaru di faral di rey seen bopp loolu nag l'Observateur ubbi na ci benn enquête nee na grossesse non désirée perte de l'hymen les confessions du survivant l'analyse épiphysiologique li koy indi maanaam mooy ay ëmb yoo xamante ni bëgguñu ko du seen tayeef ak ñoo xamante ni dañuy teel a ñàkk seen ndaw mooy indi souvent ay trouble ci seen bopp ba xale yu ndaw yi di jéem a xaru. suñu demee ci yéenekaay bi di laas li ñu fetal seen yéenekaay bu njëkk bi muy Abdou Fall sans masque Abdou Fall daal la ñu wone fii sans masque gestion de la Covid dialogue politique mandat crise malienne Abdou Fall sans masque Abdou Fall daal takkul masque lu waral ñu wax loolu nag waa laas ñoo ko fi def jël nataalam wane ko fii jàppale ni que kii di Abdou Fall moo fi nekkoon ministre de la santé ci jamonoy Abdoulaye Wade. ba tey suñu sukkandikoo ci laas ñi ngi xamal Sonko Latif Coulibaly Thierno Alassane Sall Pape Alé Niang Aliou Fall les sales guerres de livres maanaam jàppale ni que ñii ma lim ñëpp bind nañu ay livres jëmale ko ci président Macky Sall bi dafa mel ni bii yoon guerre boo xamante ni dañ ko yëkkati jëmale ko ci famille Sall muy famille Macky Sall di président de la République du Sénégal ku def lu mel noonu nag mooy Ousmane Sonko Latif Coulibaly Thierno Alassane Sall ak Pape Alé Niang ak Aliou Fall. ba tey ci laas ñi ngi xamal lu jëm ci wàllu propagation du coronavirus les cas contacts reprennent le dessus maanaam ginnaaw bi ñu jógee ci tabaski bi ba léegi gis nañu lépp luy cas contact dafa jëlaat yoonam ba nga xamante ni ñoom ñoo gën a yokk luy law mbas mi fii ci suñu réew. suñu demee ci le quotidien ñoom nag ñi ngi xamal bi ñuy naan pandémie du coronavirus fi ñuy waxee waxu mbas bi ñoom nag dañuy ñëw tey ci pandémie foncière gis nañu jamono jii ñu toll yépp ay problème mu suuf moo fi am ay problème mu foncier muy ci Ndakaaru muy fële ca Mbaaw muy fële ca Bambilor muy fële ca Dugar ay problème mu foncier moo fi am maanaam ay suuf yoo xamante ni ay kilifa dañ ko jël di ko séddoo di ko pàccaroo seen bopp fàtte ni ko li ñuy séddoo domaine national la ñëpp a ko bokk du ñoom kese ñoom ñoo ko moom moo tax le quotidien fësal pandémie foncier soo jàppee lu toll ci 800 000 hectares en contentieux lu toll ci 800 000 hectares ci suuf yëpp dafa nekk en contentieux amul benn boo xamante ni jaar na ci yoon mi ngi ci coow moo tax ñu fësal ci seen yéenekaay bi pandémie foncier. ba tey le quotidien mi ngi xamal ni que mbas mi maanaam suñu jógee ci économie bi indi na njàqare ci wàllu làmb bi ndaxte promoteurs yi dañu ragal trop lu tax ñu ragal nag nee nañu gisuñu benn sponsor boo xamante ni donte Gaston Mbengue ak Pape Thialis am nay combat yoo xamante ni jot nañ ko signé ba joxe ay avance mais tiit nañu daal ci coronavirus bi di mbas mi daanu suñu réew ndaxte gis nañu amuñu benn sponsor mandat du CNG Alioune Sarr le 31 octobre lay jeexal donc nar na doy waar trop ki ko fësal di le quotidien. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'évidence lu ñu gën a fësal ci seen yéenekaay tey ñoom dañuy dellu soit ci drame boobu nga xamante ni am na foofu ca Mamel un cadre de la douane égorgé sa fille muy Mouhamadou Sall di colonelu douane nekk foofu ca Môle 3 le maître compte planter 20 millions d'arbres maanaam lii mu jëm ci campagne reboisement atum 2020 jàpp nañ daal bëgg nañu samp lu toll ci 20 millions ci ay garab fii suñu réew ki ko fësal nag di yéenekaay bii di l'évidence. suñu demee ci yéenekaay bii di les échos lu ñu fësal ci seen yéenekaay tey muy homme décédé à l'auberge Cheikh Khady de Malika jàppale ni que fan yi ñu génn am na benn waay boo xamante ni dañ ko fekk mu faatu foofu ci benn auberge ca Malika ñu tuddee auberge bi Cheikh Khady mais ginnaaw autopsie bi bu lu mu révélé nee na un mort naturel jàppale daal dafa dee naturellement à la suite d'une crise cardiaque maanaam crise cardiaque moo rey waa jooju faatu foofu ca auberge ba nekkoon Cheikh Khady ca Malika ki ko fësal di les échos. ba tey ci les échos ñu ngi xamal ni que lu jëm ci wàllu mbas mi depuis bi mbas mi amee ba tey am na benn île boo xamante ni mi ngi fii ci Ndakaaru muy île de Gorée musul am benn cas mais jàppale ni que jamono jii ñuy wax ak yéen île de Gorée enregistre son premier cas et ferme ses portes aux visiteurs jàppaleen bi ñu amee seen premier cas daal chaloupe bi waroon dem Gorée waa Gorée tëj nañ ko maître Augustin Senghor di maire Gorée nee na nañu tëj chaloupe bi ndaxte premier cas bi da leen tiital dañu bëgg a dàq cas boobu ba noppi jàppaleen ni que daal jamono ji képp koo xamante ne bëgg nga dem féexlu ju Gorée mënatoo dem ndaxte chaloupe bi tëj nañ ko. ba tey ci yéenekaay bi di les échos ñu ngi xamal kàddu kii di Alioune Ndao nekkoon fi procureur ci wàllu CREI bi sur la justice nee na on est dans une situation de descente aux enfers maanaam coowal magistrat yi daal moom lenn la si jàpp dañu nekk ci situation boo xamante ne dañuy wàcc ci aux enfers maanaam ci safara bu tàng jër la ñu jëm ndaxte tey mi ngi xamle fii soo jàppee 90% des magistrats ne font pas confiance au conseil supérieur de la magistrature suñu xaymaa ci lu toll ci juróom-ñeent fukki % ci ay magistrats amuñu kóolute ci conseil supérieur de la magistrature loolu nag doy na waar ay magistrats suñu demul ba am kóolute ci conseil supérieur de la magistrature xaw ma sénégalais lambda bi ban confiance la mën a am mu dellu si waat nee na j'ai l'impression qu'on a une autre justice que celle qu'on avait l'habitude de voir moom daal jàpp na ni que jamono jii ni toll justice bu mu gis nii dafa mel ni dafa wuuteeg justice bu ñu amoon habitude di ko gis du samay kàddu nag kàddu Alioune Ndao la nekkoon fi ancien procureur de la CREI.
ba tey mi ngi wax ci yéenekaay bi nee na je condamne ce qu'ont fait les juges Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane lépp lu ñu leen di def maanaam wàllu audition yi nee na da koy condamné ki ko wax nag di procureur bii di Alioune Ndao su ñu demee ci yéenekaay bii di Le Témoin quotidien li ñu gën a fësal tey ci seen yéenekaay maanaam mooy corruption c'est les disciples de Thémis mooy ñan magistrat yi le mythe s'effondre maanaam mythe bi amoon ci magistrat yëpp nga xamante ni kumpa la woon ci àdduna bi ci magistrat yi jàpp nañu loolu xaweeku na sutura bi génnee nañ ko ci biti ndaxte waxuñu fa lenn lu dul wàllum corruption daal la ñuy gis ci wàllum magistrature bi moo tax tey yéenekaay bii di Le Témoin quotidien fësal ni que corruption c'est les disciples de Thémis la magistrature le mythe s'effondre maanaam képp kuy magistrat daal tey su doon amoon nga benn mythe ci doomu aadama yi mythe boobu je crois que xaweeku na sutura bi génn na suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di libération lu ñu gën a fësal muy révélation sur le drame aux Mamelles libération daal dellu si nañu ci film bi nga xamante ni kii di colonel Mouhamadou Sall naka la dóoree doomam bu jigéen boo xamante ni mi ngi toll woon ci juróom-benni at film boobu daal ni mu commencé ba nu mu jeexee seen yéenekaay bi di libération fësal na ko tey ci yéenekaayam bu njëkk li ñu ci njëkk wax nee na j'étais possédé par le diable maanaam ay affaire u jinne daal la doon gis jinne moo ko jàppoon je voulais juste la corriger mais je ne sais plus ce qui s'est passé après jure le chef de section au môle 2 maanaam kii di Mouhamadou Sall daal nee na moom daf ko bëggoon corriger rek waaye la ca topp après moom xamu ci dara jàpp nañ daal affaire u jinne la lu doy waar nag loo xamante ni waajur ju góor yoo xamante ni seede yi ñu dégg ci moom lépp rafet moom moo faat doomam bu jigéen nee na xale bi mi ngi toll woon ci benni at ki ko fesal di libération di yéenekaay yu Cheikh Mbacké Guissé bii nee nañu ginnaaw bi loolu amee gis nañu yaayu xale bu jigéen bi dafa bëggoon xaru moom it ba mu bëggee xaru xale bi jigéen bi faatu aussi ndekete séex la woon séexam bi moom kenn mënu ko téye jamono ji kenn xamul lan lay nurool mi ngi jooy boobu ba tey nekk di jooy ndaxte nekk ak sa séex sa papa jóg dóor ko ba mu faatu loolu daal doy na waar ki ko fesal nag di yéenekaay bi di Libération Quotidien suñu jógee ci libération dañuy dem ci yéenekaay bi di Vox Populi lan la ñu fesal tey ci seen yéenekaay ñoom it dañu dellu soit ci drame boobu mooy un douanier égorgé sa fille de 7 ans ñii nee nañu 7 ans libération nee nañu 6 ans ñii nee nañu 12 ans en tout cas daal dañuy sukkandiku ci yéenekaay yi lu ñu wax xale bi ñaataat la amoon kenn xamagu ko ndaxte version yu ñuy dégg bari na trop d'un lieu mal famé à un espace de vie agréable lii nag muy beneen affaire boo xamante ni yéenekaay bi moo ko fesal di Vox Populi muy corniche des HLM lieu la boo xamante ni maanaam jamono ji su ngeen fa demee daal muy corniche HLM bi maanaam taqaloog autoroute bi jëm yoonu Colobane bi soo ko xoolee jamono daal espace de vie bu agréable la woon waaye jamono ji soo fa demee milieu boo xamante ni mal famé la maanaam lu nekk nga fay gis mbalit yéeg yu kenn xamul doy na waar muy milieu boo xamante ni waa HLM fa lañ doon féexloo di fa seen xale yi di fa fooye waaye jamono ji yàq nañu loolu yëpp comment la population a mené et gagné la bataille pour un meilleur cadre de vie donc yaakaar naa ni ñi dëkk ci HLM kese ñoo mën a jóg pour xeex lépp loo xamante ni nekkoon na fa bëttilim ñu delloowaat ko ci cadre de vie bu rafet mu loo xamante ni yéenekaay bi di Vox Populi fësal na ko ci xatam bu njëkk ba tey suñu demee ci yéenekaay bi du Tribune muy yéenekaayu des médias li ñuy fësal ci seen xëttu yéenekaay bu njëkk bi tey maanaam mooy kooru ñii di famille Ndiol ñu ngi leen di xaar ëllëg ci àllarba bi fii ci Ndakaaru ginnaaw ba ñu ñàkkee seen bakkan ci benn incendie criminel bu amoon foofu ca Denver ca États-Unis jàppaleen kooru famille Ndiol boobu dinañu egsi ëllëg ci àllarba fii ci Ndakaaru ba noppi ñi jébbal leen seen borom ba tey ci yéenekaay bii di Tribune ñu ngi fësal nataalu kii di Moussa Diop di directeur u Dakar Dem Dikk Moussa Diop nag lu mu yëkkati tey nee na Macky Sall n'a pas annoncé qu'il va briguer un troisième mandat moom daal xamal na ni Alpha Condé su waxee ni dafay def troisième mandat Alassane Ouattara ñi validé candidature am pour troisième mandat kii di Macky Sall waxagul benn yoon ni que moom dafay dem def troisième mandat ki ko wax nag di Moussa Diop di directeur u Dakar Dem Dikk mi ngi ko waxee ci yéenekaay bii di Tribune dañuy seeti yéenekaay bii di suñu làmb lu ñu fësal tey ci seen yéenekaay ñi ngi xamal kii di Khalifa Niang président bu écurie Tay Shinger bu Eumeu Sène nee na les responsables d'écurie sont mieux indiqués pour diriger le CNG ginnaaw Alioune Sarr day jeexal mandaam foofu ba Matar Ba war ko sargalu aja kii di Khalifa Niang mooy président écurie Tay Shinger bu Eumeu Sène moom nag nee na responsable écurie yi ñoo gën a placé wu pour indiquer kan moo war a diriger CNG bi waaye du keneen ku ko wax nag di Khalifa Niang mi ngi ko waxee ci yéenekaay bii di suñu làmb ba tey ci seen yéenekaay bi ñu ngi gis ñi fësal nataalu kii di doomu Double Less kii di le roi de Guédiawaye kii di Balla Gaye numéro 2 ñu ngi ko fësal nee na que reste-t-il à Balla Gaye numéro 2 lan moo ko deseeti ginnaaw bu mu defee lépp ci làmb ji lan moo deseeti Balla Gaye numéro 2 Modou Lo chicoté Yékini détrôné Tyson humilié kii di Balla Gaye di doomu Double Less bi dafa chicoté Modou Lo ñaari yoon jël Yékini détrôné ko maanaam fukki at ak juróom-ñaar ba nga téye trône bi mu teggi la ci mu jàpp Mohamed Ndao Tyson bi nga xamante ni moom lañ tegoon espoir mu humilié ko maanaam daan ko daan boo xamante ni dafa ñaaw donc Balla Gaye doomu Double Less bi lan moo ko deseeti ci làmb ji muy laaj boo xamante ni waa suñu làmb ñoom ñoo ko samp mi ngi ci seen xët bu njëkk bi
Rewmi Sport lu mu fësal tey mi ngi fësal le sénégalais de croître en Turquie kan mooy sénégalais de croître en Turquie am na beneen sénégalais bu doon yëngatu foofu ca Turquie muy kan Chérif Ndiaye ginnaaw ba mu nekkee woon foofu ca Croatie jàppale ni que jamono ji dem na foofu ca Turquie lii nag ñuy wax ci wàllu Ligue des champions pas d'Africain sacré en une première depuis maanaam Ligue des champions bii daal gis nañu benn africain boo xamante ni sacré nañ ci muy loo xamante ni gëj nañ ko gis depuis ay ati at muy dul doy waar ki ko fësal nag di yéenekaay bi di Rewmi Sport. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Rewmi Sport ñi ngi xamal transfert à Chelsea Thiago Silva donne son accord Thiago Silva nag di joueur Paris Saint-Germain boobu ginnaaw bi ñu ñàkkee final bi seen kanamu Bayern Thiago Silva jàppale ni que daal ci mercato bi fële lay jëm ci Chelsea ndaxte joxe na accord am suñu demee ci yéenekaay bi di Stade muy le quotidien sport critiqué et relégué au second plan Gana doit-il rester au PSG ginnaaw bi ñu ko critiqué ba pare relégué ko yóbbu ko ci deuxième plan bi ñi ngi laajte ndax Idrissa Gana Gueye di doomu sénégalais bi di milieu de terrain wu équipe nationale bu Sénégal ndax dina des PSG wala du des PSG laaj la boo xamante ne suñu naataangoo yi di Stade ñoom ñoo ko samp ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Stade kii di président club boobu nga xamante ni défenseur u Sénégal bi moo fa nekk muy Naples di Kalidou Koulibaly di défenseur u équipe nationale nekkoon défenseur incontournable foofu ca Naples te ji jàppoon ni ko transfert am ci mercato bi ñu ngi ko waroon def foofu ca Manchester City ba ñëpp amoon ci yaakaar waaye président bi dafa mel ni dafa bëgg a tas yaakaar bi parce que dana sans bonne offre Koulibaly ne bougera pas maanaam suñ ko joxul lu ko jar daal nañ jàpp ni Kalidou Koulibaly bii di défenseur u Naples boobu nee naa leen lu jël train bay seen avion bu ko yóbbu foofu ca Manchester City nañuy jàpp ni que ca Italie boobu lay continuer mercato bi muy Naples. jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen indilee li gën a fës ci seen yéenekaay yi tey ci talaata bii di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août atum 2020 su ngeen abonné ba noppi ci seen site yi di VIP Info TV ak VIP People TV bu leen fàttee bés cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo di leen fàttalikul ba tey rek que fii di mbas mi ngi fi nañu respecté mesures barrières yi ngeen di takk seen masque di raxasoog gel ku ci amul gel nga jël saabu ordinaire cherul ñaar fukki dërëm dong lay jar nga raxasu ba set di éviter dajaloo yoo xamante ne muy ay mbooloo yoo xamante ni amul benn njëriñ ba noppi ngeen di respecter distanciation sociale bi maanaam sa digganteeg nit doon 1 mètre suñ ko defee yaakaar nañu yàlla dinañu saafaral ba mbas bi ñu bare mucc ci di ñaanal jàmm ak salaam yendu leen ak jàmm ci seen site yi di vipeople.net ak vipinfo.net